bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil aarifin imam as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqati al-faa'izin ar-raabihin amma ba'du qaala sayyidi Muhammad ibn Abdullah ibn Hasan ash-Shanawi al-Faasi at-Tijaani radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi bi-isnaad muttasil min awwal al-kitaab ilayhi fi ithaaf al-khill al-wafii sharh al-alfaaz hizb as-sayfi qultu wa li ajli haadha al-fadl al-waarid fi haadhihi al-kalimati ash-shariifati ar-rafi'ati al-qadr al-muniifati yabtadi'u bihaa sayyidunaa radiyallahu ta'ala an jamii' awraadi al-laazimati wa ghayrihaa wa kadhaalika yaftahu bihaa faatihatal kitaab fi jamii' as-salawaati wa yahuddu ashaabahu alaa qiraa'atihaa. faqad zakara fii lañu war a tàmbalee faqad zakara al-'aalimu al-'allaamatu sayyidi Umar al-Fuuti an-Shaykh al-Khalifa. voilà c'est-à-dire que page bi nga xam ne moom la ñu kii woon wax ji fi mu tàmbalee maanaam comme dañ ko waroon yeggale voilà ila aaxirihi voilà. kon ci jotaay bi weesu gisoon nañu maanaam ci xadis yi li nga xamante ne moom mooy xadis yi mu indi qissa yi mu indi et cetera yi mu wax ci ngëneelu maanaam basmala ah voilà gis nañ ni yi ci boo xoolee yi mu faral yi mu indi comme niñ ko gisee woon bokkul ak yi nga xamante ne maanaam yi mu wax ci ngëneel yi ak yi mu indi li ci bëree bëri dangay gis ne duñ nekk yu wér mais dañuy dëgëralante voilà seen dëgëralante comme ni ñu ko waxee ci njàlbéen gi ak ci biir tout au long ni ñuy expliquer affaire yeeg yooyu voilà mais dañuy dëgëralante et que dëgëralante boobu moom mooy waral ñu mën a xam dëgg-dëgg ngëneelu basmala et que dëgg-dëgg comme ni nga xamante ne noonu la Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu waxe comme ni ñu ko gisee ci jotaay bi xam ne fa faqad zakara al-alim al-allama Sayyid Omar Fouti radiyallahu anhu Cheikh Khalifa déedéet mooy wax ji ko jiitu mooy bi mu naan zakara Sayyid Omar Fouti radiyallahu anhu fi rimahihi ma nasu man faatahu sirrul bismillahir rahmanir rahim fala yatma'u an yuftaha alayhi bi shay'in fa innahu al-babu al-maftuh wa sirrul mamnuh wa fada'iluha jamma ya'rifuha kullu al-umma wax jooju ne Cheikh Omar radiyallahu anhu li mu wax ci rimah ne bismillahir rahmanir rahim mooy secret borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam secret la boo xamante ne ku ko yàlla ubbilul amuloo maanaam moom du xemmem warata xemmem lay tekki warata xemmem parce que de toute façon bu xemmemee ci leneen nit du ko am maanaam ci ñu ubbil ko dara ci beneen mbir yooyu ndax buntu yàlla bi nga xam ne mooy bi ñu ubbi mooy secret basmala mooy secret bismillah te moom mooy secret bi nga xamante ne moom la yàlla joxe maye ko ngëneelam yi dafa bari te képp ku bokk ci xeet wi xam na ko voilà ngëneelu bismillahir rahmanir rahim du loo xamante ne dañ koy jàngale maanaam ñépp xam nañ ngëneel lu màgg li nga xamante ne moom moo nekk ca basmala am na nag ak yeneen xeetu kayfiya maanaam voilà pour utiliser seen langage wala ay istimal voilà yoo xamante ne maanaam nu ñu koy jëfandikoo yoo xamante ne tamit ñépp xam nañ ko comme par exemple kuy nelaw bismillahir rahmanir rahim nga maanaam 21 fois boobu nga jàng ko maanaam tëddaale ko masalan aar gi mu lay aar ak mboolem ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci kër gi ñu la wër et cetera ak lu demee nekkee 787 basmala di ko zikar ngëneel gi ci nekk maanaam ni nga xamante ne noonu la nekkee buntu pour ubbeeku surtout su fekkente ne danga ko booleeg 132 salaatu ala nabi voilà lu demee nekk salaatul ummi yi wala yooyu nga xamante ne ubbeeku maanaam la ci zahir ak ci baatin ak xeetu ak yeneen yi nga xamante ne ay xeetu kay fii la yoo xamante ne xeetu istimalat la yoo xamante ne yu ñu xam la yoo xamante ne yu siiw la ci biir maanaam nit ñi xam nañ ko maanaam surtout waaw ñi xam ne voilà maanaam et que am na yeneen yoo xamante ne boo ko boolee nag ak secret yi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk maanaam ci tur yi nga xam ne ñoo génnee ca basmala ak yi nga xamante ne ñoom ñoo ci làqatu ak yeneen
yoo xamante ne yooyu tamit ay xeetu jëfandikoo la yoo xamante ne ñi nga xamante ne seen mbir la ñoom xam nañ ko ak yu mel noonu yooyu yëpp kon maanaam mbir la daal boo xamante ne ngëneelam ñëpp xam nañ ko ak tamit maanaam li nga xamante ne noonu la mën a ubbee nekk loo xamante ne day décanter bépp situation ni ko noonu maanaam day faj bépp xeetu aajo ak yi nga xamante ne moom lañ ci jot a wax ba léegi nii et cetera voilà ngëneel yi voilà ngëneelu ak ngëneelu zikar basmala ci xeeti yenn xeetu nombre yoo xamante ne yu précis la ak benn bu ci nekk ak ngëneel yi nga xamante ne moom moo ci làqu yooyu tamit yooyu yu siiw la ak yu ñu xam la voilà ala kulli xaalin ak ku koy maanaam yi ñu wax tamit yépp xadiis yi nga xamante ne moom la ñu nettal yi indi wala surtout xadiis yi ak yenn nettal la gis nga kéemaanu Seydina Omar bi radiyallahu anhu et cetera ak yu mel noonu yooyu yépp ak yenn voilà ak et cetera daal moom daal bëri na ay ngëneel yoo xamante ne nekk na ci basmala yoo xamante ne kenn du ko daanaka mën na koo bañ a nettali moroomam maanaam kenn bañ na ko mën na ko bañ a nettali keneen walilahi alhamdu wal minna. may jéglu de 787 basmala yi ñaata salaatu ala nabi lañ koy boole 132 d'accord voilà 132 mooy li mu xalbu Allah waaw xalbu te léegi loolu waaw mu nekk par exemple salaatul ummi waaw salaatul ummi yi lay faral di àndal salaatul ummi yi lay faral di àndal voilà mais mën na nekk salaatu ala nabi mën doon mën nekk salaatu faatiha et cetera ak yeneen daal ba bëri na moom bëri na daal bëri na ay xeet yi kii yooyu nga xam naa ni suñ bi xanaa bu ñu ci mënoon la baaxee sax ay xeet yi ci d'accord mais 21 basmala yi moom pour maanaam booy nelaw voilà booy tëdd d'accord moo tax même souvent nii xale yi souvent ñoom moom laa leen di faral di wax nii nga xam ne xam nga xale moom bismillahir rahmanir rahim lay mu njëkk man donc pour nga koy ay ayatul kursi yi day gudd mu mokkalagu ko ay ixlaas wala xeeg naa seeg yooyu comme mokkalagul yooyu ba nga ko mën a jox ñaan boobu noonu mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale ci balaa nit koy tëdd mun na def ay fatiha après ayatul kursi yi ñetti ixlaas ñetti falaq ñetti naas ak astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi ñetti yoon doog a tëdd waaw daal di koy raay ci yaramam bi yëpp boo tëddee ko bu xam ne loolu par exemple pour wax ko xale dafa xaw a métti mooy xale bu ndaw ni mais donc boo ko joxee maanaam ñaar fukki basmala ak benn la ak voilà ngëneelu bokk na ci 50 yi ñu waxoon gisoon nañ ko tamit et cetera voilà te ci njàlbeen gi waxoon nañ tamit ne voilà ni mu mel bu amul woon benn ngëneel lu bokkut ak ne moom moo ubbi alquran comme ni Seydi Muhyiddin Ibn Arabi wax radiyallahu anhu ne ni mu ubbee alquran noonu la nekkee secret bi nga xam ne moo ubbi àdduna bi aussi en même temps maanaam moo tax mu nekk li ubbi alquran tamit maanaam benn la voilà et cetera donc voilà am na yeneen ak yeneen xeet yooyu kuy xool xam naa cheikh bi nii téere yi muy bind ni souvent ay comme le verset du trône la lumière du Saint Coran ay xeet yooyu noonu dina gis ay ngëneel yu bari ci basmala ni ko ay dimension de l'islam peut-être dimension de l'islam mën na ci maanaam mais voilà verset du trône niche des secrets aussi voilà dina ci gis ay xeeti ngëneel ay kayfee yu am solo ci basmala yoo xamante ne maanaam daanaka voilà yu ràññee ko la walillahi alhamdu wal minna voilà kon Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mbooleem zikkaram yi gisoon nañ ko tamit ak wird yi nga xamante ne moom lay def yu laazim yi ak yu ghayr laazim yi voilà mooy yi nga xamante ne laazim lañ wala yi dul laazim yépp da ngay gis day tàmbale dañ koy tàmbale par bismillahir rahmanir rahim voilà day tàmbale par bismillahir rahim ngir ngëneel gi gu mag yi nga xamante ne moom moo ci nekk secret bu rëy boobu ci nekk voilà léegi nag Seydou Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu bihi nee na sëriñam bi te moom muy xalifa bu mag boobu muy Seydou Mouhamadou Ghali Abou Talib at-Tijani radiyallahu anhu wa radiyallahu bihi moom moo ko digal ci di ko jàng te moom mi ngi woon Madinatu Munawwara ala sakina afdal salatu wassalam nee na te moom bi mu ko joxee ndigal loolu dañu ko kat
ndigal lii nga mën la jox ci ñu koy jàng ak ci joxe ko cheikh c'est suñu sëriñ cheikh na wasilatna ila rabbina al-qutbul maktum wal barzakhul maktum cheikh na Abul Abbas Ahmad bin Muhammad at-Tijani al-Hasani radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu bihi moom moo ko joxe woon moo ñu ko joxoon et que te moom ki ko joxoon ndigal loolu moom mooy sayyidul wujudi wa alami shuhudi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam voilà moom moo ko joxoon sayyidina mawlana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba pare loolu tamit ba pare wax na ko ca Makka nee na maanaam lii ma wax lii nii Madinatul Munawwara la woon ngëneel lii mais biñ demee Makka benn moment ñoom ñaar biñ nekkee Makka mu ngi waxtaan ak moom maanaam Seydou Mouhamadul Ghali radiyallahu anhu di wax Cheikh Omar Fouti radiyallahu anhu ne yent bi ne ne jàng ne nay jàng wala ne Cheikh Tidiane radiyallahu anhu dafa doon jàng Fatiha boo xam te ne daf koy jox rek ci julli maanaam ci julli ak ci leneen lu dul julli suy jàng Fatiha maanaam moom ci boppam Seydou Mouhamadou Ghali radiyallahu anhu loolu la doon def ba pare di def noonu digal ko tamit ne day jàng Fatiha bu mu jokkale ak bismillahir rahmanir rahim ci benn nokki maanaam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin au moins loolu voilà au moins loolu même boo xoolee parce que te wax na ne aussi diggante boobu maanaam le fait que ñu jokkalee ko noonu secret yu mag a mag a mag daf cee nekk wala secret bu mag a mag a mag a mag a mag daf cee nekk voilà comme ni nga xamante ne ñi xam yenn secret yi xam nañ loolu xam nañ ne secret bu mag dafa nekk ci jokkaloo googu noonu voilà te moom moo ko jëlee tamit ci sëriñ bi Cheikh na Tidiane radiyallahu anhu moom it mu jëlee ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam lii nag lu mat a bàyyi xel la maanaam le fait que Fatiha ñu koy jokkale maanaam basmala bi ci julli ak ci lu dul julli loolu dafa nekk loo xamante ne ngëneelam rëy na rëyaay goo xamante ne awliyaullahi taala yu mag yi d'accord nañ ci kibaarul aarifina ji voilà ku mel ne Seydi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu mu ñoom maanaam moom en tant que moom zahiri la zahiri la mazhab la même ànd ak loolu yépp maanaam ñoom bu ñuy jàng ñoom alhamdulillahi rabbil alamin la ñu tàmbale mais moom daf doon wax ne bismillahir rahmanir rahim bi yelloowul ci nit ki bàyyi ko moom ci futuhatul makkiya maanaam yelloowul ci nit ki bàyyi ko bu koy jàng boo xoolee Cheikh Abdou Aziz Dabakh radiyallahu anhu Ibris tamit loolu la wax maanaam yelloowul ci nit ki di ko bàyyi ngir ngëneel yu màgg yi ci nekk ak secret yu rëy yi ci nekk voilà amma xadis mu ne xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci ngëneelu basmala maanaam ci wax ne basmala dañ ko war a jokkaleek dañ ko jokkaleek lan alhamdulillahi rabbil alamin mu ne wér na ci ñun ci kasfan voilà ñu ngi noonu kanta am na effectivement yeneen xadis yoo xamante ne wér nañ ci comme niñ ko xamee sur ci te ñu développé woon ko bi ñu ci tollee ci tafsir suratul Fatiha bi foofu noonu leeraloon nañ masala boobu maanaam teqantal nañ diggante masala basmala ci julli voilà basmala ci julli voilà ndax dañ koy wax ci julli wala duñ ko wax masala bi li ci aju teqantaloon nañ ko te li nga xamante ne moom la ñu xam mooy ne bu ñu xoolee Shafi'i rahmatullah alayhim pour tënk masala bi ci boo xoolee lii mooy maanaam mazhab dafa am lu am solo maanaam mazhab c'est-à-dire que li ñu la wax sànq ne la jokkale faat bismillahir rahmanir rahim bi ak lan alhamdulillahi rabbil alamin bi ci biir julli ak ci lu julli d'ailleurs mais ci biir julli li tax masala bi intéressant ci mooy ndax foofu ndax loolu dafay aju delluwaat ci benn masala fiqhiyya mooy ndax dañuy wax bismillahir rahmanir ci julli wala déet wala boog dañuy tàmbalee rek alhamdulillahi rabbil alamin boo xoolee Shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom seen mazhab dañoo catégorique ci mbir mi mooy ne bismillahir rahmanir rahim dañ koy wax bu ñuy julli dañ koy wax ci kaw bu dee julli gi dañuy biral tari dañ koy wax ci suuf bu dee julli bi dañuy
ah dañuy wax ci suuf dañuy yelu bu dee dañuy yelu tamit ñu yelu ko mais daal bismillahir rahmanir rahim moom amuloo droit bàyyi ko soo ko bàyyee te tey ko sa julli baaxul et que soo ko bàyyee da nga koy sujjóotalal ah qabla salaam voilà loolu la en fait parce que aussi Shafi'i rahmatullah ñoom qabla salaam rek lañu am aussi ci seen julli voilà seen sujjóot déedéet mazahib bi noonu la demee c'est-à-dire que masala qabla salaam ak ba'da salaam aussi tamit noonu la demee maanaam boo xoolee masala qabla salaam ak ba'da salaam Shafi'i rahmatullah alayhim qabla salaam kese la ñoom Hanafi rahmatullah alayhim ba'da salaam rek la ñoom amuñu leneen amuñu qabla salaam Hanbali yi Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ñoo def teqantal ñoom dañ ne cas de figure yépp dañuy def qabla salaam ba mu des ñu xool juróomi cas yi nga xamante ne moom moo daloon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jullee mi te ñu xam ko ci hadith yi wér yi juróomi cas yooyu la ñuy jël ñu séddale leen ñu appliquer leen ni ko Yonent bi defee sallallahu alayhi wasallam su dul loolu rek qabla salaam ngay sujjóot. amma Maliki rahmatullah ñoom ñoo def teqantal boobu noonu ngay gis tout le temps ci ba'da salaam ak qabla salaam selon da nga yokk wala da nga wàññi waaw loolu Maliki yi ñoo ko def mais sinon bu dul Maliki yi yeneen fuqaha yi defuñu loolu voilà rahmatullah alayhim voilà mais da ngay gis aussi que ni mais am na loo xamante ne mat naa bàyyi xel mooy ñoom ñëpp d'accord nañ ci benn affaire ci wàllu qabla salaam ak ba'da salaam mooy ne benn ci ñoom du yàq moroomam maanaam mooy lan mooy c'est-à-dire que su la neexee nga def qabla salaam su la neexee nga def ba'da salaam maanaam le fait que affaire bi dafa war a nekk qabla salaam wala dafa war a nekk ba'da salaam loolu du farata maanaam fi nga koy sujjóot loolu du farata mais sunna la ak lan moo gën côté wu lan moo gën la mais quant à ne boo sujjóotee ba'da salaam fi nga xam ne qabla salaam nga fa waroon def baax na soo sujjóotee qabla salaam fi nga xam ne ba'da salaam nga fa waroon def tamit baax na loolu moom d'accord nañ ci mais masala bi masala yi fan moo gën la loolu moom moo tax ñu comprendre wul masala yi qabla salaam ba'da salaam dañ foog ne maanaam affaire la boo xam ne ak rigueur daf cee am alors que déedéet question wu lan moo gën rek la voilà masala bi masala lu gën la voilà dégg nga léegi donc Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom li ñuy wax mooy kon da nga koy sujjóotal xanaa Hanafi yi rahmatullah alayhim ñoom tamit dañu wax ne Faatiha maanaam basmala bi mooy bismillahir rahmanir rahim bi moom ala kulli xaalin dama ko war a wax mais nag lan ci suuf laa koy wax bu may tari ci kaw ci suuf laa koy wax bu may tari ci suuf tamit dama koy yelu bu may yelu tamit dama koy yelu mais wax ñàkk a wax basmala bi moom su ma ko waxul sama jul après dama koy sujjóotalal ba'da salaam c'est-à-dire que su dee dama koo tay bàyyi ko moom day yàqu sama julli gi day yàqu parce que farata la parce que dafa war comme ñoom Shafi'i rahmatullah ñoo nuroo foofu Hanabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañ ne déet ñun nag yégguñu degré boobu ñun dañ ko sopp dañu sopp wax bismillahir rahmanir rahim mais da nga koy wax mais ci suuf nga koy wax après nga doog wax alhamdulillahi rabbil alamin bu dee da ngay wax ci kaw et cetera mais du farata ala kulli haal. Maliki rahmatullah alayhim ñoom ñoo ne dañ koo sib c'est-à-dire que ñoom dañu aller à l'encontre di ñi ci des ñépp ci buntu boobu ne dañ koo sib ne wax bismillahir rahmanir rahim ci julli dañ koo sib maanaam danga war a wax allahu akbar rek wax alhamdulillahi rabbil alamin yooyu tamit fu dul benn du ñaar teqantal yu mel noonu ñàkkul fu ñu ko mës a leer la rawat na ci tafsir suratul fatiha et cetera maanaam ci ay jotaay yoo xamante ne tamit leeral nañ teqantal yooyu ak ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dalil yi nga xamante ne moom nga sukkandikoo pour wax pour dëgëral sa wax insha allahu taala ci rimaax dinañ ci yegsi ci masala yi nga xamante ne Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu daf ci wuuteeg fuqaha maliki rahmatullah ba ñu baree bari maanaam wala bokk en tout cas majorité fuqaha maliki rahmatullah alayhim ba ñu baree bari ci di ko
maanaam mooy ñu xamul dara la ñu quoi maanaam di ko jéem a diingat ci buntu boobu te Cheikh Omar radiyallahu anhu indi yenn ci masala yooyu noonu di ko leeral di wane ne dëgg-dëgg dalil yi Cheikhuna Tijaani radiyallahu anhu lañu àndal ci buntu boobu et que te bokk na ci masala bii nii basmala bi ndax dañ koy tari wala duñ ko tari ak wuute yi nga xam ne moom la ci borom xam-xam wuute rahmatullah alayhim ala kulli xaalin Maliki rahmatullah alayhim avis bi majoritaire ñoom maanaam li nga xam ne mooy mashhur ci seen mazhab mooy nekk dañ koo sib mais am na yeneeni avis am na avis wu ne dafa war comme li nga xamante ne noonu la Shafi'i yi wax rahmatullah alayhim am na avis bi nga xamante ne moom mooy dañ koo sopp mu nekk ñetti wax ci biir mazhab bi mu nekk ci ñetti wax yoo xamante ne ci mazhab bi la muy mazhab Maliki rahmatullah alayhi sauf que bi gën a siiw mooy ne dañ ko sib voilà ala kulli xaalin kon loolu moom mooy teqantal bi nga xamante ne moom moo aju ci buntu boobu léegi mu am beneen teqantal mooy ne ñi nga xam ne ñoom ñooy aarif billaahi ñoom li ñu ànd mooy ne dañ koy wax ci kaw maintenant am na benn point bu lay xaw a jaaxal buy mën a interpeller nit léeg-léeg kenn nit mën na ne la non bul wax loolu parce que quand même ñun gis nañu ay aarif billah yoo xam ne duñu wax bismillahir rahmanir rahim bu ñuy julli ñu ko wax ko te ay aarif billah lañ mënoo dindi le fait que ñu nekk aarif billah mënoo ko dindi bu boobaa dañ naan la d'accord aarif billah yi premièrement mooy dafa am ñaari catégorie bu ñu ko waxee de manière générale dafa am groupe aarif billah boo xamante ne ñoom ñooy ponkal yi nga xamante ne ñoo raw ñëpp. kummal yi voilà kummal yi exactement ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooñu moom kenn du werante seenu primauté ci kaw ñeneen ñi ci des seen prééminence ci kaw ñeneen ñi ci des kenn du ko werante ku mel ne Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Ash-Shazili Sayyid Abdul Qadir Jilani Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi ay radiyallahu anhu et cetera ak ñooñu ñu mel ni ñoom Cheikh Abdul Aziz Dabbagh radiyallahu anhu ñoom Imam Ash-Sha'rani ñoom maanaam ñooñu moom dafa am ñoo xam ne kenn du werante seen màggaay ci kaw ñeneen ñu dul ñoom. c'est la crème de la crème. c'est voilà crème. voilà ñooñu kenn du ko werante ci seen kaw. Imam Ar-Rifa'i ci la bokk. voilà Ar-Rifa'i et cetera ñooñu noonu. voilà c'est-à-dire que kon bari nañ ci ñu mel noonu am nag ñeneen ñi nga xamante ne ay aarif billah lañ certes mais yëgguñu ci niveau ñële. degré moindre. voilà et que ce qui fait que ñoom li ñenn ñi di gis c'est-à-dire que du ñu am kashfu bi ñépp am maanaam parce que aarif billah yi tamit tolloowuñ xeetu li leen yàlla di ñël ak li leen yàlla di wan. alhamdulillah amul tolloowuñ aarif billah yi tolloowuñ kenn ku ci nekk li la yàlla wan li nga xamante ne moom la kashfu moom la yàlla wuññi réalité yi nga xamante ne moom koy jàkkaar lool et cetera ñépp tolloowuñ ñenn ñi dañoo am fu ñu yam ñeneen ñi ci des jàll foofa ñeneen ñi ci des jàll feneen foofa et cetera donc ce qui fait que ñi ñuy wax ñun ci suñu jotaay bi suñu wax ji mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu mag ñaa mag a mag mooy kummal allah alhamdulillah léegi mu am ñeneen ñi nga xamante ne mu am alhamdulillah waaw mu am kon ñooñu groupe boobu nga xam ne mooy kummal yi ñoom amul kenn ci ñoom ko opposé wu ci ne parce que bismillahir rahmanir rahim li gën te mooy li yelloo mooy ñu di ko tari suñu julli amul keneen ku wax leneen waaw kanta ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu aarif billah yeneen yi ci des ñoom mën nañoo bañ a am accès ci réalité yooyu boobu réalité boobu loolu benn la ñaareel bi ci des moom mooy léeg-léeg ñu mën a gis kenn ci kummal yooyu daal ne man kat damay def comme li bu dee Maliki laa daal ne li waa mazhab Maliki wax laay wax wala bu nee Hanafi laa mu ne ñoom li ñuy def laay def wala ñu ne Hanbali laa ñu ne man loolu laay def xam nga lu tax parce que souvent dañuy fekk ñoo xam ñu nekk ñoo xamante ne dëkk bi ñu dëkk wala ni ñu wala période bi ñuy dund wala yooyu ci côté
siyaasa maanaam politiquement maanaam mooy pas politiquement dans le sens politique mais diplomatiquement parlant c'est-à-dire que pour bennale nit ñi pour doxal maanaam et cetera ak yu mel noonu pour sàmmonteeg yu mel noonu ah ak surtout que yoo xamante ne bu ñu doxalee neneen nit ñi du ñu comprendre lan moo tax ñu doxalee nii et que mën nañu indi seen taalibe yi du ñu mën a réaliser yenn niveau yi ba nga xamante ne dañu mën a wuute ak ñoom ci ni ñuy doxale maanaam wuute ak ñeneen nit ñi ci ni ñuy doxale ñàkk mën a taalibe yooyu ñàkk mën a ràññee gi ñu mën a ñàkk mën a ràññee moo tax sëriñ bi di parfois da leen di saxalal ci li seen mazhab wax li nga xamante ne moom la seen waa dëkk di def seen waa réew yi li ñu def li nga xam ne noonu lañ mel pour bañ indi benn xeetu problème boo xamante ne wala benn xeetu ñàkk mal compréhension boo xamante ne moom mooy mën a indi loolu maanaam mën nañ dem sax bay pratiquer exactement loo xamante ne bokkul dëgg-dëgg ak ñoom li ñu xam ci ne lii dëgg-dëgg moom moo gën a jub loolu te mën nañ xam réalité bi mais bañ ko dévoiler monde bi voilà d'ailleurs boo xoolee même ci lettre Cheikh Ahmed Tidiane yi radiyallahu anhu da nga ciy gis yu mel noonu ànd ak Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu moom mooy ki mu doon voilà da nga ciy gis lu mel noonu da ngay gis léeg-léeg ñu ne ko ndax kii shafa'a witr su la rëccee da nga koy fay wala doo ko fay mu tontu ne déedéet shafa'a witr bu la rëccee doo ko fay ak yooyu noonu alors que moom li nga xamante ne moom la wax moom la maanaam pourtant loolu am na lettre boo xamante ne loolu la ci wax loolu la ci tontu ne déedéet kenn du ko fay nangam alors que pourtant dafay exiger maanaam dafa exiger entre guillemets maanaam dafa recommander fortement ci shafa witar ñu di ko julli et que boo ko julliwul sax nga fay ko te bu ñu xoolee loolu non seulement moo gën a dëgër ci dalil yi et que loolu moom mooy gis-gisam en tant que faqih parce que moom faqih mujtahid moom kese bu ñu génnee xam-xam maanaam wilaaya gi yépp ñu génne ko teg ne ñu jël côté xam-xam bi rek moom faqih mujtahid la bu ñu génnee loolu en tant que faqih mujtahid ak en tant que aarif billah boo xamante ne yàlla da ko wuññil réalité yi dafa gis ne ñuy shafa witar dinañ ko fay. D'accord. Pourtant am na lettre boo xamante ne daf ne déedéet kenn du ko fay moo tax Seydi Sukayri radiyallahu anhu daan ni boo xoolee lii li mu wax ci lettre bi mooy daf cee sàmmonteeg li nga xamante ne moom mooy li siiw nekk wax ji nga xam ne moo siiw ci mazhab Maliki maanaam da ngay gis ne kon avis boobu noonu la doxale nañ jël beneen exemple te exemple boobu ci jàng bismillahir rahmanir rahim bii la aju ci julli wala ci ñàkk ci julli dañuy gis ne comme bu ñu gisee kenn ci kummal yu mag yee mag a mag yu mag yee mag a mag muy Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu da ngay gis moom par exemple ci masala basmala bi moom dafa ne moom ci boppam moom bismillahir rahmanir rahim da ko daan tari da ko daan tari ci suuf bu dee julli ci suuf bu dee tari bu dee julli ci kaw ñu yelu muy tari da ko daan tari ci kaw mais dafa digal taalibe yi ne leen quant à yéen dee leen ko tari ci suuf maanaam loolu tamit beneen exemple la ci c'est-à-dire que moom en tant que aarif boo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala wuññil la ko réalité mbir yi moom xam na ne daf ko war a tari te loolu mooy li yelloo mais ngir sàmmonte aussi ak yenn réalité yoo xamante ne c'est d'ordre culturel bon entre guillemets c'est-à-dire que d'ordre social voilà plutôt social ak pour garder cohésion sociale surtout période période coloniale voilà et cetera ak yu mel noonu ak tamit mën na nekk tamit ne dafay sàmmonteeg maanaam selon ki ko laajoon laaj bi parce que tamit loolu ci tontu ci laaj ak tontu la ko laajee la ko bindee la bindee ne am kii masala basmala bi moom dee leen def na ngeen sàmmonteeg comme li ma sax maa ni kii wax man nag lii sama jagle la dama koy def c'est-à-dire que mën na nekk ne tamit dafa sàmmonteeg ki ko laaj bi d'accord
voilà parce que loolu tamit day am mooy selon ki la laaj bi nga tontu ko loo xamante ne moo gën a approprié pour moom yooyu yëpp mën na ne mais daal liñ ci jublu woon daal moom mooy ne loolu beneen mbir la moo xamante ne terewul ne aarif billaahi ñoom gis nañu réalité boobu noonu gis nañu réalité bi ne basmala moom dañ ko war a jàng bu dee da ngay julli ci kaw nga jàng nga wax ko ci kaw bu dee ci suuf la ñuy julli nga wax ko ci suuf te xaqiqatan bu ñu xoolee imam yu mag yi nga xam ne comme imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu mais surtout nga xool ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam xadiis yu mag yi parce que ñu bari dañu foog ne Shafi'i rahmatullahi alayhim seen wax dëgërul wala teguñu ko fenn wala amul dalil wala yooyu loolu woru la en fait c'est une forme d'illusion mais bu mag a mag a mag parce que boo xoolee fiqhiyan masala bi mazhab boobu comme dinañ ci ñëw insha allah bëgguñu ci ñëw léegi ni et que yaataloon nañ ko ba pare ci tafsir suratul fatiha bi ah aussi Orléans masala bi tam bokk na ci masala yi ñu voilà yi ci question réponse yi voilà yi nga xamante ne tontu woon nañ ci tamit même bu dee tontu bi gàttoon na leeroon na tamit waxoon nañ ci mazhabu kenn ku ci nekk ak sa dalil ci gàttal kon maanaam masala la boo xamante ne soo xoolee boo xoolee fuqaha Shafi'i rahmatullah alayhim boo xoolee mazhab Shafi'i rahmatullah alayhim mais boo xoolee borom xam-xam xadis yu mag yi foofu lañ bokk même ñi nga xamante ne ñoom la ñuy lim naan xadis bii diw solo na ko sax boo xoolee ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñëw ci ginnaaw yi ci mazhab Shafi'i lañ bokk ñoom imam Ibn Hibban imam al-Hakim imam al-Bayhaqi déedéet al-Hakim waaw voilà al-Bayhaqi al-Bayhaqi après nga xool ñoom maintenant ci borom xam-xam xadis yu mag yi nga xamante ne ràññeeku nañ vraiment ci ni ñii dañu xóot ci xadis te ay référence lañ ci ku mel ne ñoom an-Nawawi ñoom al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ñoom Hafiz Ibn Hajar al-Haytami et cetera ak ñooñu xaqiqatan su fekkonte ne al-Qastallani ñoom rahmatullah alayhim maanaam vraiment su fekkonte ne amul benn dalil buy dëgëral seen mazhab yaakaaruma ne dinañ ci dëppoo noonu voilà maanaam loolu ci gàttal la rek maanaam cela ne veut pas dire que ni ñeneen ñi ci des dañuy wax ne amuñu benn dalil déedéet am nañ ay dalil muy Maliki yi am nañ ay dalil muy ci d'ailleurs imam al-Qurtubi rahimahullah ci tafsiram bi mu indee dalilu kiiwu basmala bi indi dalilu Maliki yi ba pare dafa mel ni comme si daf ni wuu masala bii moom non ni ci Maliki gaa rawee ji ci des sax dafa garaw maanaam nga gis moom ci jëmi bopp voilà mu dafa mel ni ku bàkku kontaan ci le fait que mu nekk Maliki ngir dalilu Maliki yi ci masala basmala dafa dëgër maanaam dafa dëgër fi moom mais malgré loolu dangay gis ne quand même il faut être raisonnable maanaam munoo ne voilà munoo en fait bu ñu dégloo nga wax waaw dañuy jàpp ne que maanaam ci masala bi waaw maanaam gis-gisu Hanafi non Shafi'i yi waaw moo gën a dëgër ah oui moo gën a dëgër mais mais ñu bari xamuñu ko c'est-à-dire que ñu bari gisuñu le côté bi yu mu gën a dëgër voilà moom ba ñu bari boo dañu foog ne amul en fait amul dalil alors que maanaam le simple fait que imam yu mag yooyu yëpp di ànd ci wax jooju ak di ko dëgëral loolu rek doy na ak ñoom Suyuti ñoom Hafiz al-Iraqi ñoom ad-Dimyati
ñoom al-Maydumi ñoom mais attendez ñoom Ibn Hajar ñoom ñoom ñëpp lañ doon kii. waaw ñoom Shafi'i mazhab la même kii na naka la ko As-Suyuti waxe bi muy wax ci xadiisu ci illa mu ne nan waqad takunu illatu fi sanadi waka xadiisul basmala fil musnadi xadiisu basmala boobu nekk ci musnad maanaam nekk musnad ci Sahih imam Muslim rahimahullah maanaam illa bi ci nekk gis nga ko am na fukki illa d'ailleurs moom indi na ko imam Ash-Shafi'i rahmatullah di wax ne mooy xadiis boobu ne sayyidina Anas radiyallahu anhu julli naa ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw Abubakar ginnaaw Umar ak ginnaaw Usman radiyallahu anhu ñoom ñëpp dégg na ñu jàng Faatiha te daanuñu woon wax bismillahir rahmanir rahim xadiis boobu xadiis bu la boo xam te ne moo àlla dafa am illa am na fukki illa ak benn yu ci nekk yoo xam te ne imam Ash-Shafi'i génne na ko ci voilà et que moom lay wax nag moom la doon wax mu naan waka xadiisil basmala fil musnad mooy comme xadiis basmala boobu nekk ci musnad bi maanaam ci Sahih imam Muslim xadiis boobu mu'alla dafa xadiis boobu dafa am ay sikk xadiis boobu wérul en fait te malgré bi ngi ci Sahih imam Muslim yooyu nag ñooy faral di nax gars yi parce que en fait duñu ay xam nga moo tax fiqh il faut que nga bo maanaam mënoo ci percer sans nga percer ci ilmul xadiis xaqiiqatan maanaam wuute na ak ñu mujj ñi seen fiqh lu ci ëpp da ngay gis ne dañu am ay lacune mais lacune véritable lacune ci xadiis ilmul xadiis moo tax ngay gis seen fiqh tout le temps danaan asxaabu naa lii lañ wax suñu gaa yi lii lañ wax suñu gaa yi lii lañ wax suñu gaa yi lañ wax seen wax yi boo ko seetloo da ngay gis bu ñuy argumenté sax dañ naan diw nee na lii diw nee na lii alors que bu doon dañuy mën a jël kii bi ñuy delluwaat ba pare aussi parfois da ngay gis ñu tegtaloo xadis mais xadis boobu boo xoolee parfois sax non seulement day nekk daif mais parfois sax mawdu lay doon ànd ak loolu yëpp ñoom nga gis maanaam nga gis ñu koy argumenté pour dëgëral seen masab ala kulli xaal li ko waral mooy loolu mooy que ni fuqaha yu mujj yi dañoo am ay lacune ci xadis ci ilmul xadis alors que fuqaha yu njëkk yi ñu lu ñu woon noonu fuqaha yu njëkk yi dañoo amoon tànk bu dëgër këcc ci ilmul xadis. waaw man nag Cheikh bi waxoon naa chapitre bi. maa ngi koy waxaat wax dëgg yàlla man Cheikh yi dama leen ñee non parce que quand même maanaam borom xam bi mag yëpp ay Cheikh waaw ñu ci ëpp voilà ñu ci ëpp waaw ñu ci ëpp en tout cas ñi ci gën a siiw te gën ci bari ay Cheikh yi lañ voilà ñi ci gën a en fait ñi ci gën a ràññeeku quoi en gros waaw en gros quoi maanaam am na ay yeneen mazhab sax mais Cheikh yi moom vraiment en fait ni ñu ràññee ko moo tax Tajuddin As-Subki rahmatullah ci benn maa ngi gis benn xasidaat mu koy wax naan xool leen rek gars yi ku xool affaire yi saway di nga xam ne saa yi mazhab Shafi'i moo raw ñeneen ñi saa yi xool leen rek siècle bu ne ki koy beesal Shafi'i la xool leen rek daal di commencer lim nag lim ñoom al kii imam Shafi'i lim ñoom al-Bayhaqi ñoom Juwayni ak kii ñoom imam al-Haramayni ñoom lim ñoom voilà ak ñoom am limala na ñoom al-Ghazali ñoom an-Nawawi gaa yooyu maanaam ñu Sha'rani waaw Sha'rani en fait dafa nekk Hanafi ba pare nekk Shafi'i voilà dafa nekkoon Hanafi après mu nekk Shafi'i waaw voilà maanaam moom dafa gis ne ñi beesal maanaam ñi beesal diine ji ci bopp kii yi siècle bu ñu leen xoolee vraiment ay Shafi'i la non vraiment Shafi'i yi daal vraiment ñoo kii quoi bon yow tamit soo gisee en tout cas man bi ma gisee liste bi moom mënuma koo weddi voilà voilà mënuma mais bon ala kulli xaal c'est vrai que ñun Maliki yi am nañu ay ala kulli xaal voilà ala non mazhab bu nekk am na ay ponkal voilà yàlla noonu la def yàlla dafa def xeet bi tegu ko ci benn mazhab kese mazhab bu ne am na ay ponkal selon siècle selon jamono yi
am na tamit ñoo xamante ne pourtant ràññeeku waxuñu ne waxuñu seen bopp ci benn mazhab lañ bokk mais boo gisee vraiment aussi ay nit lañ ñu ràññeeku te ràññeeku googu ñu ràññeeku mënuñu koo dindi. voilà mën nga bañ a ànd ak moom nag ñoom ci yenn yeeg yooyu yu bari ak yenn yi mais mënoo dindi le fait que ñu le fait que ñoom ñu nekk ñoo xamante ne ànduñu ci benn mazhab boo xamante ne bu particulier la bu ñu xam boo xamante ne dañu wax parce que ñoom daal dañoo nekk ñoo xamante ne xeetu ko dañoo am benn certaine liberté ci de penser ku mel ni moom Ash-Shawkani rahimahullah moom Ash-Shawkani loo ko maanaam même loo mën a wax ci moom ci bokk na ci ñi nga xamante ne ay références lañ yu incontournable voilà moom Ash-Shawkani munoo ci loolu moom munoo wër ba ne du référence bu incontournable voilà. mais déclaré boppam. ku mel ne non parce que ci Zaydiyya yi la jóge woon. après waaw moom Zaydiyya la woon. après mu tuub ñu nekk ci waa Ahlus Sunna maanaam tuub maanaam mu voilà voilà quoi maanaam mu changer avis quoi ci kii ak yooyu. et puis avant tamit da daan dugg yenn suufi yi di dugg kay ku mel ne Ibn Arabi radiyallahu et cetera. mais aussi après mu tuub tamit ci loolu. boobu mu def ci tuub voilà. ba tagg ko tagg yu am solo sax et cetera voilà mais comme Ash-Shawkani par exemple moom tam référence la bu mag a mag voilà ku mel ni même As-San'ani voilà mooy al-Amir As-San'ani borom Subul Salam voilà moom tamit par exemple bokkul daan ci benn mazhab ànd ak loolu mënoo dindi méritam voilà ñoom Cheikh Ahmad Shakir par exemple munoo dindi ci moom maanaam le fait que mérite yooyu yi mu am munoo ko dindi malgré que voilà comme ku mel ni al-Mubarakfuri benn bu boroom Tuhfatul Ahwazi voilà ak ñeneen ñooñu noonu nga xam même bu dee bokkuñ ci benn mazhab nii dañoo ay jullit daal lañ yoo xamante ne fiqhul muqaarana la ñuy def fu ñu mën a fu dëgg féete ci seen gis-gis fa la ñuy def voilà maanaam même ci côté usul bi sax noonu lañ ci def donc voilà voilà ala kulli haal liñ ci jublu woon peut-être que kii na maanaam que ne daal voilà wax basmala bi moom ci biir julli moom la akaabiru aarifiin yi adopté te tamit bu ñu xoolee ci wàllu dalil comme niñ ko gisee ci jotaay yi nga xam ne moom lañ doon junj tamit gis nañ ne même ci dalil moo gën a dëgër te que xadiis yi nga xamante ne moom la nit ñi moom la ñuy teg faral di teg looyee ci di wax yi mooy surtout xadiis boobu nekk sax imam Muslim jàpp ne mooy xadiis bi gën a dëgër ci xadiis yi ndax Seydina Anas radiyallahu anhu li mu wax ne dafa julli ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli voilà te dégg parce que loolu noonu bu xadis boobu bu dëgërul en réalité moom mooy dalil bi nga xam ne moom mooy wekki maanaam mooy dajji lépp luy xalaat lépp luy wax. mais pour nit ñi di sàkku xam-xam. la bi nekk ci xadis boobu. fan la nekk problème bi fan la nekk. non problème mooy illa bi déjà moom mooy xadis yi dafa ñëw ci ay riwaayaat yeneen yu bari yoo xamante ne répété wu waxul ne daf ne rek yabtadi bilhamdulillahi rabbil alamin ne ñoom ñëpp kenn ku ci nekk mu ne kaanu yabtadi'una bil qiraa'ati bilhamdulillahi rabbil alamin ñoom ñëpp dañ daan tàmbalee wax alhamdulillahi rabbil alamin mais que yokk gi mu ci yokk ne walam yazkuru bismillahir rahmanir rahim loolu bokku ci maanaam bokkul ci riwaay yi nga xamante ne ñoom ñoo dëgër et cetera loolu déjà benn illa la loolu benn illa la ñaareelu illa bi moom mooy Seydina Anas ci boppam radiyallahu anhu moom ci jëmmi boppam dafa julli contrairement maanaam dafa julli moom ci boppam tari bismillahir rahmanir rahim yooyu yeneen illa la contradiction ak hadith exactement maanaam voilà yeneen yi ci des moom mooy ñi ko solo maanaam hadith boobu ñi ko solo ñi dafa maanaam ñoom ci seen bopp dafa am dañ def le maanaam dañu juum ci ni ñu nettalee wax ji beneen bi ci et cetera maanaam ba muy 11 toppal loolu ba muy 11
voilà ci sharh bi ñu sharh Alfiyat Suyuti rahmatullah alayhi limoon nañ leen ñoom ñëpp. illa yi ci nekk limoon nañ ko. 11 donc waaw 11 la ñoom ñoo nekk ci xadis boobu. voilà. waaw kon xadis boobu bëri na ci. voilà. voilà ak le fait que beneen bi ci des moom mooy shuzuz gi. mooy illa bi bokk na ci illa yi mooy shuzuz gi. maanaam beru gi mu beru wëlif yeneen xadis yi nga xamante ne ñoo saxal ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na jàng bismillahir rahmanir rahim. D'accord. Malgré ça quand même am na maanaam imam yu mag yi sukkandiku ci xadis boobu pour wuute ci wuute bi ñu wuute. waaw parce que dañ jàpp ne loolu de illa en fait c'est-à-dire que li imam Ash-Shafi'i radiyallahu anhu jàpp ne illa la ba nga gis boo xoolee d'ailleurs fuqaha kii comme ku mel ni imam Az-Zahabi rahimahullah bon effectivement moom dafa jàpp ne par exemple loolu du illa buy yàq du illatun qaadiha c'est-à-dire que du sikk boo xamante ne dana mën a yàq dëgëraayu xadiis bi voilà moom loolu la jàpp c'est-à-dire que ni mbir mi du dëgg-dëgg sikk maanaam ziyaadatu siqa la ko gën a jàppe ak yu mel noonu et que tamit dàqontewul ak lay xew wala yooyu et que voilà maanaam et cetera parce que aussi am na beneen fait bu comme di imam al-Qurtubi rahimahullah li mu souligné fait la boo xam ne mat naa bàyyi xel ci d'ailleurs bi mu ko waxee ba pare sax ci la doog a yëkkati loxoom wax jooju bàq ne fii moom ni fi mazhab Maliki duma gaa yi ci ne sax dafa yéeme ci masala bi ci ngay xam ni dëgg vraiment mazhab Maliki yi kewe wala di nga gis ne fii moom ni ñu fi duma gaa yi ci des dafa yéeme nga gis en fait mooy le fait que jumaa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñu gis ne ñoom doonuñu woon tari basmala bi voilà te loolu fee la boo xamante ne bu mat a bàyyi xel. ci ban jamono. mooy jamono yi jamono yi ba ñoom imam Malik doon ñëw. c'est-à-dire que mu ne waay xool leen rek mu ne al-Qurtubi xool leen rek ba depuis jamono yooyu yëpp ba léegi jumaa yent bi kenn du fa taal lii la ñuy def waaye xam ngeen ni xool leen rek. waaw mais bon loolu aussi saxal ko dafa xaw a jafe voilà saxal ko dafa xaw a jafe quoi ne doon nga woon tari bismillah saxal ko dafa xaw a jafe doonuñ fa woon tari voilà parce que mën na nekk tout simplement que ni à un moment donné dafa am imam yoo xam te ne dañ jàpp ne duñ ko tari et que tari wuñ ko mais mënuñu saxal ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi boppam doonu ko woon def maintenant nag lenn moom am na moom mooy ne mbir mi dafa leerut leeraay boo xam ne moo tax masala basmala moo tax comme la al imam Ibn al-Arabi wax rahimahullah voilà mooy faqihu maliki bi li mu wax dafa am solo mu ne masala basmala ndax ci début yu saar yi la bokk wala bokku ci la bokk wala bokku ci wala dañ koy tari wala duñ ko tari masala ijtihaadiya la. te bañ tollee chapitre 8 bi. waxoon nañ mbirum ijtihaad. voilà da nga kaa def. ek nga am dëgg. voilà borom bi daf lay fay ñaari fay. voilà waaye boo ko defee. voilà amul dëgg borom dina la fay benn fay. voilà def nga effort. exactement masala voilà maanaam masala ijtihaadiya la maanaam. amuñu raison pour di ci contre kenn mbaa di ci dingat kenn mbaa naan kii jaadu lii jaaduwut wala kii li mu def nii jaaduwut wala yooyu masala ijtihadiyya mahdala fi mu toll nag léeg-léeg nga gis ñu wax koo xamante ne léeg-léeg nga dégg ko nit ñi di la ko nettali ne waaw diw dañoo ànd ci jumaa sang wala benn jàkka nangam imam bi tari alhamdulillahi rabbil alamin mu ber julleem wala mu kii ak yooyu xeet yoo xamante ne wala maanaam parce que nee na moom daal ku dul xaw ma lu tax ñuy julli kiiwuñu xam nga maanaam en gros maanaam ba pare bëgg koo teg ci naan xam nga ñun taalibe cheikh lañ moo tax te taalibe cheikh day julleek yooyu alors que diggal googu ñu jógeel kuy julli basmala ci kii bi du loo xamante ne kii la lu ñu dogu la ci tarixa bi maanaam basmala boobu ñuy jàng avant kii bi faatixa bi du lu ñu dogu ci tarixa bi
luñ ci dogu luñ ci recommander luñ ci sopp lool d'ailleurs lool moom moo tax ñuy wax ne ba mu maanaam ne tiijaan yi dañ koy digal muy jàng bismillahir rahmanir rahim ci lan su dee julli mu jokkale ko alhamdulillahi rabbil alamin mu ne loolu mu ne nag waaye ba mu des ki nga xamante ne moom daf koy def rek maanaam def na ko pas pour diingat wala pour weddi waaye nag da ko def ngir jàpp na ne tamit mazhab la boo xamante ne bu dox la et que mazhab maliki bi lay sàmmonteel par exemple wala mazhab xanafi yi xambal yi wala yooyu voilà ba mu des nag mu ne ba mu des Shafi'i ab Shafi'i moom obligé da koy tari parce que su ko tariwul maanaam ndax dafa jàpp ne loolu la war parce que su ko tariwul julleem day yàqu ngir pas-pas bi mu jàpp ne dafa war maanaam nga gis même kon ci même tarixa bi sax maanaam du loo xamante ne dañ naan boo ko defut da ngay dog ci tarixa bi wala boo ko defut da ngay comme ni ko gaa yu bari fooge ay ku tariwul basmala kii fekk day dog ci tarixa bi ak yooyu noonu loolu amul loolu bokkul ci liy dog ci tarixa bi waaw non il faut que mu leer donc en fait loolu voilà voilà amin c'est qu'en fait maanaam sos yi des fois da lay exactement da lay yéem comment il faut voilà loolu moom moo tax wuute yooyu noonu loolu tax borom kii yëpp d'accord nañ ci loolu comme ni nga xamante ne noonu la ko fuqaha yu mag yëpp rahmatullah alayhim indee ci seen téere yi ngir leeral mooy adabul xilaaf yooyu teggin yi am ci wuute yi nga xam ne moom la borom xam-xam di wuute ak wuute rahmatullah alayhim ak wuute yi nga xamante ne moom la ñuy wuute ci maanaam masala fekk daf cee bokk ci teggin que ni maanaam même ki lay jiite ci mazhabam maanaam moom ni mu jullee ci maanaam ci gis-gisam ci li mu jàpp ne noonu moo dëgg noonu lay wére voilà te loolu ñëpp d'accord nañ ci et que amuloo droit yow diingat kenn parce que lii la mazhabam jàpp voilà loolu dafa bokk ci teggin yi d'ailleurs comme xoolal masala qunut mooy julli suba ñaareel rakka bi qunut boobu ñuy qunut ki nga xamante ne maanaam Shafi'i bi moom dafa jàpp ne qunut soo ko deful sa julli day yàqu moom da ko jàppee farat Hanbali bi moom qunut da ko jàppee ne soo ko ci defee da nga yokk ci julli et que sa julli day yàqu c'est-à-dire que ñaari extrême la kii dafa jàpp ne soo ko defee soo ko deful sa julli day yàqu kii ci des jàpp ne soo ko defee sa julli day yàqu soo ko deful soo ko deful waaw non kii dafa jàpp ne mooy Shafi'i bi soo ko deful sa julli day yàqu kii di soo ko defee sa julli Hanbali bi jàpp ne soo ko defee sa julli day yàqu parce que da nga yokk ci julli bi lu ci bokkul parce que dafa jàpp ne qunut dañ ko folli maanaam pour benn période la woon yenn saa moom boobu la ko defoon et que après da ko folli Maliki bi moom non Maliki bi dafa jàpp ne dañ koo sopp Hanafi bi Hanafi bi moom ci wàllu qunut nii dafa jàpp ne ñàkk koo def moo gën moom dafa jàpp ne ñàkk koo def moo gën maanaam ci biir la ko gën a yóbbu moo tax da ko tere Zahiri yi non Zahiri yi jàpp ma dëgg-dëgg lan lañ ci jàpp loolu xaw ma ko d'accord voilà ñeenti mazhab yi rek laa ci xam seen position en fait Zahiri yi da ngay gis ne duñu objet d'étude obligatoire ci mazhab parce que bu ñuy wax ñeenti mazhab bi la ñuy faral di wax duñu wax juróomi mazhab bi les 4 écoles la ñuy wax duñu wax les 5 voilà Zahiri yi de temps en temps la ñuy wax seeni wax mais man ci masala bi précisément xawma la lañ wax voilà léegi kon bu ñu xoolee mais souvent Zahiri yi ak Hanbali yi ñooy faral di bokk àtte li ñuy wax souvent parce que ñoom ñoo gën a jege di gën a référé woo juste ci nusuus yi ci texte yi ñoom ñoo ko gën a jege donc ci masala bii nii masala xunóot bi lan moo gën a dëgër xaqiiqatan lan moo gën a amal na li Maliki yi wax maanaam le fait que mu nekk ne parce que loo xamante ne mënuñu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko bàyyi woon totalement
et que comme doon na ko def ñàkkul ne ak sopp mi ngi ci voilà mais que bàyyi ko yàqul julli du sax waral sujjóot amaan na lool la wallahu a'lam parce que dafa am xadis bu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam musta bàyyi qunut ba ni mu génne àdduna beneen xadis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa qunutul ba ni mu génne àdduna maanaam mu nekk te ñaar yëpp yu wér lañ contradiction totale. voilà mais da ngay gis ne qunut yi li ñuy teggee qunut parfois mooy wute léeg-léeg tuulul qunut la ñuy tekki parce que qunut day tekki aussi taxawaay bu yàgg donc et cetera bon ala kulli xaal pour bañ a dugg trop ci masala kii boobu ci masala fiqh mais xoolal benn waaye dafa ñëw ni imam Ahmad rahimahullah ñun suñu imam bi julli bi jàkka ji moom day qunut moom taalibe imam Ahmad rahimahullah c'est-à-dire que pour moom qunut bi ci jëmmi boppam day lan day yàq julli gi mu ne ko mais ñun suñu imam bi day qunut nu may def damay julli ci ginnaawam wala déet xam nga lu mu ko toll subhaanallah man lam yusalli xalfa Shafi'i subhaanallah ana kan moo dul julli ci ginnaaw imam Shafi'i c'est-à-dire que question bi radiyallahu anhu xam nga lan lay revenir mooy mu mel ne da nga ñëw ne ma imam Shafi'i mooy jiite fële te imam Shafi'i moom dafa jàpp ne bu bàyyee qunut bi jullem du baax kon da koy def naturellement maanaam question bi dafa revenir c'est comme si da nga ne ma imam Shafi'i de mooy jiite fee julli tey est-ce que danaa julli ci ginnaaw loolu bu remettre ko en cause lu rëy dafa garaaw sax affaire boobu te xoolal imam Shafi'i moom ci jëmmi boppam ngir teggin gu mat sëkk radiyallahu anhu yàlla nañu yàlla may ñoom teggin yi ñu am xoolal li mu def bi mu ñëwee ci Mu'azzamiya fii ñu rob imam Abu Hanifa rahimahullah jour boobu dafa julli te kunutul après bi ñu ko laajee lu tax kunutoo mu ne ngir xorma bi ma am par rapport ki tëdd fi voilà pourtant gis nga ni mu mel ci julli mu ne mais non xorma bi ma am ak ki tëdd fi parce que ki tëdd fi bugg ko woon doonu ko woon def voilà loolu tamit day dellu si ci beneen masala comme par exemple masala comme bu ñuy xutba ndax arabe rek lañu war a làkk wala yeneen làkk yi tam mën nañ ko wax ci xutba boo xoolee Shafi'i kii Maliki rahmatullah alayhim maanaam boo jëlee Hanafiyyi Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne mën ngaa xutba ci beneen làkk bu mën a doon l'essentiel bi rek mooy na nga ko tàmbalee sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te wax ci nit ñi loo xamante ne da leen di waar da leen di delloowaat ci yàlla loolu moo am solo Maliki rahmatullah dañ ne non xutba moom ci arab lañ koy làkk voilà mais soo xoolee par exemple tey imaginer koo xam ne moom dafa jàpp ne du julli ci ginnaaw imam sàngam parce que buy xutba day wax wolof wala day wax français wala day wax anglais wala day wax joola wala tukulër kooku c'est parce que xamul teg gi mu wuute maanaam kooku dañ koy wax ne ko comme ni imam Ahmad wax subhaanallah man lam yusalli xalfa Shafi'i c'est-à-dire que le fait que nga douter ci ne da nga war a mën a julli ci ginnaaw imam boobu mooy même chose que nga douter woon ci ne tey bu doon imam Ash-Shafi'i wala imam An-Nawawi wala Hafiz Ibn Hajar wala As-Suyuti wala ñoom Al-Alusi wala imam Abu Hanifa wala imam At-Tahawi wala ñooñu ponkal yooyu tey ñoom ñoo doon xutba nekk ci dëkk boo xamante ne ñoom dañ jàpp ne xëy na fii
waxoon beneen làkk bu dul arab moo tane ñu wax loola nga ni doo julli seen ginnaaw loolu lay delluwaat wax jooju. c'est comme si voilà xam-xam daal moo wóor. voilà. boo xamul daal. voilà maanaam ñàkk a sàmmonteeg tegginu wuute dafa may teggin. mais loolu richesse la en fait. voilà richesse bu rëy rëy rëy. voilà wuute yi borom xam-xam yi wuute ci seen mazhab yi maanaam bul ko considérer en fait moo tax ki nga xamante ne dafa yem rek tout le temps ci benn mazhab étudier ko moom kese ba surtout que boolewu ko benn dalil ci ni mu ko jànge kooku souvent day am benn xeetu maanaam xol bi ak xel mi day tëju. hermétisme. voilà hermétisme voilà xol mi ak xel mi dañuy tëju. du mën a nangu bokk ay différence nii. moo tax tout le temps fu mu déggee leneen rek da nga gis xol bi commencé funki mu commencé mer après naan wa ki xamul dara. xoolal ma lii nga xamante ne sax laxdar yi sax boo fa demee fekk ko fa mais te xamul ne kooku di wax wala kooku li mu kii noonu fi mu ko teg moo gën a dëgër parfois et cetera daal nañu yàlla sàmm waaw xam na ñu yomb foofu voilà ndax waxtu yi daf ñoo njatt am nañ koy waxe wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin